sacrifier. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy wax ci benn mbir bu garaaw a garaaw ñeel Malick Sall di ministre bi ñu dénk wàllum yoon mu def déclaration bu doy waar ba mu demee Matam daan ci ñëw ak li garaaw li ci nekk. waxoon nañ leen ni ñoom fi ñu toll nii taal réew mi la ñu bëgg ñun ñi nga xamante ni doon nañ woote révolution ndax Macky Sall loolu la xam bi ci ay kilifa rawatina sëñ Mountakha addoo di ci dox tànk jàmm la ñu teg lépp ci suuf parce que ñun suñu réew dañoo am ay kilifa te sëriñ si aussi yàlla may na leen wàllum baatin ñuy gis lu ñëwagul mais ñoom nguur gi bëgguñ jàmm defoon nañ vidéo spéciale ci seeni sortie yi mujj ak li ñuy waaj mooy bés bu ñu demee ba Macky Sall mënatul nekk candidat nguuram di waaj a nërmeelu ñu créé fi attentat ne terroriste yaa ngi ci biir réew mi événement boobu la ñuy prépareel su ko defee soldats français yi occupé dëkk bi yépp Sénégal nekk ci crise boo xamante nii dootuñu sax waxi élection seetlu leen bu baax a baax ñen ñooy wax temps yi Aïssata Tall Sall bi ñu dénk wàllu bitim réew Antoine Diome bi ñu dénk biir réew mi Idrissa Seck bi nga xam ni carrière politique am yépp teg dil la luubal ak wax lu dul dëgg ak Malick Sall bi ñu dénk wàllum yoon gis ngeen ñi ñëpp ñoo bokk benn discours terrorisme force occulte force extérieure force obscure même mot clé yi la ñuy employé dara nekku ci hasard la fois passée benn abonné nee nañu Xalaat TV est-ce que seetlu ngeen Idrissa Seck bi mu doon wax dafa doon lire te effectivement wax na dëgg il faut que mu leer dès maintenant nguuru Macky Sall dañoo am benn programme de déstabilisation bu leer naññ dugal Sénégal ci benn crise ba élection du fi am ñoom ñu gën fee mën a yàgg ndax manifestation yu weesu dafa wane ni askan wi pare nañ ci ñoom moo xam Sénégal gépp lenn moo leen dese nag pour toogaat fi créer ay attentats en complicité avec la France ne terroristes yaa ngi Sénégal lii la ñu bëgg a leeral d'abord balaa ñuy avancer. léegi balaa ñu ñëw ci kàddug Malick Sall yi di ministre bi ñu dénk wàllum yoon parce que loolu sax mu gën a garaaw jëwriñ gi ñu dénk wàllum yoon ngir Sénégal mën a am yoon wu baax kooku mooy wër di wax lu dul dëgg lii moo garaaw ci Sénégal ñun on est mal barré comme ni ko tubaab di waxee mais lenn rek moo ñu neex ci sortie bi mujjee def mooy ay alpulaar ni moom ñoo ñu ko njëkk a yëgal ay pël ñoo ñu envoyé audio bi mu doon wax tekkil ñu ko juste pour wal leen ni léegi kenn mënatul manipuler kenn ku yaakaar ni génération bu bees bii di nga leen nax ak ay discours yu jëm ci wàllum xeet yaa ngi nax sa bopp mais balaa ñu ñëw ci audio bi dañ leen di xamal d'abord Malick Sall yàgg na wax lu dul dëgg jikkoom la ñun on se demande kii est-ce que mi ngi xalaat njabootam est-ce que mi ngi xalaat aussi yàlla ndax moom du xale Malick Sall am na 65 ans juróom benn fukki at ak juróom moo mag Macky Sall âge bi mu am normalement boo ci tolloo ci nga war a gën a xalaat yàlla di sóoraale yomal xiyaam di wàññi bàkkaar mais moom lu muy gën di jëm mag di gën a mën a wax lu dul dëgg di gën a mën a yëngal aras moo fi waxoon lii ay semaine ci ginnaaw ca France 24 nañ ko déglu ñëwaat ci traduction bi pour ñu comprendre lul. Pour l'essentiel, madame, je peux vous assurer qu'il y a un ras-le-bol parce que les gens n'avons, vous savez, il y a une habitude ici au Sénégal, les jeunes. Beaucoup étaient dans les écuries de lutte. Les écuries de lutte, ça signifie quoi? Toute la semaine, ils sont à l'entraînement, effectivement, dans les salles d'entraînement et à la mer, au bord de la mer. Les week-ends, ils étaient dans les stades. Ça leur permettait non seulement de se défouler, mais de gagner leur vie. Et cela, ils en sont privés depuis maintenant bientôt 1 an. fii Malick Sall dafa waxoon ni manifestation yi nga doon dégg Sénégal fan yii yëpp li ko waral mooy suñu réew jeunes yu baree bari ay mbër lañ ci ay écurie lañ bokk dañuy entraîner semaine bi yëpp dimanche ñu dem stade moom nii la présenté jeunes su Sénégal léegi nag nee na jeunes yooyu noonu ñoo génnoon parce que lu ëpp at mi ngi nii mënatuñu bëre bi mu waxee woon lii sax mbër yi ñoom ci kàddu Gris Bordeaux dañ ne woon dañ koy porter plainte par la suite la leen recevoir daal di leen di baalu àq mbër yi bàyyi. donc lii présentation bu ndaw la bu ñu bëggoon def d'abord pour que ngeen xam exactement jëmm ji mooy kan mag bu dul wax dëgg la ku ñeme yàlla la alalu àdduna jaral na ko jaay boppam daañu leen expliquer ci biir vidéo bi rôle bi mu joué woon moom Malick Sall ci dossier wu Bati Plus yaakaar naa ni yéen a ngi fàttaliku dossier boobu noonu defoon nañ ci benn vidéo spéciale ay libanais yu doon rawale ay milliards ngir bañ a fay lu baree bari ci ay impôts dossier boobu noonu Malick Sall moo ci joué rôle bu rëy a rëy ba ñu ndëppal ko Sénégal ñàkk ci ay milliards daañ ci revenir donc ñu mel nii poson lañ ci réew li ñuy jox seen njaboot sax riba la du alal ju lew ñooñu tey ñoo jiite Sénégal rawatina ñu dénk leen benn ci secteur yi ëpp solo ci réew domaine boo xamante ni bu jéngee rek réew mi mën naa nërmeelu muy wàllum yoon ñu jox ko koo xamante ni moom du wax dëgg day dundee riba day dugg ci ay complot
moom Malick Sall moomu noonu moo yëkkati kàddu yi ñu leen di dëgtal barki démboo Njaay la ko waxoon ca Matam nañ ko déglu ñëw ci traduction bi. yit noon ko somo wawi on wara Sénégal fof yaade mayde ma timmi woto jaɓe ɗum par ce que mo andi kanko o gayni politiquement o gayni o yit noon koye to no yaɓi Sénégal fof yanda e ma te ɗum mbiɗa sikki tan jinɗo hoore mum naata ko way noon kam vraiment mbiɗa sikkani mi haala Sonko tan mi mbiɗa andi kam Sonko ɗo ala ɗo yimɓe ala ɗo yimɓe kono noon so mbiɗa haalde moon ko kalami ko partout ɗum kalami on kono noon fi sukaɓe mon ɓe ndene sukaɓe par ce que hesaji aɗa wi finir so naati ene wawi naworde joomum taw ganduɗa kañum adda sukaɓe hewɓe ma yi Dakar ma yam mbarama Dakar te hewɓe hen wona gendarme wona police mbaɗi ɗumen ko yimɓe Sonko mbaɗi ɗumen par ce que onon fof en jii e télé manifestant ji en jogui arme donc ko woni toon ko Allah suuri en tinneni mbaɗe oto arɗo e men par ce que cukalel so boni tan cukalel so needi cukalel so nehaka tan oto avenir mum bati boni so avenir noon so boni cukalel boni tan avenir galle boni avenir galle noon so boni avenir leydi ko boni done tinne mbiɗen ni aɗa noon mulsi kono tinne goto fof ko Allah hokki ɗum e ɓinguel ko yo waɗ ɗum géré yo waɗ ɗum toppatoo par ce que enen fof en goni sukaɓe enen gandi wonde sukaɓe no wayi cukalel yi tan ko wiyede yiiɗi ala wiide ko gouvernement moƴƴani mawɓe ko say seeɗe ɗum sukaɓe fof ko ɗum gandi on en ndewi ɗon ɗum ni ene wawi yaade kono kam ndeni woto sukaɓe naatde e won hen mouvement ji mouvement salafiste en mouvement ganduɗa ko wiyete ko islamiste en ko bonni hande maɗi ko aɗen ɗum kam so neɗɗo wara debbo ƴetto leydi mum itti yara wara ɓinguel gonguel tolngol wiya waɗi ɗum ko islam aɗen ɗum ko ɗum aɗen ɓe non seulement ɓe mbaɗani islam ɓe jiiɗi ko yimɓe fof gaña islam par ce que hay goto jiɗata religion ganduɗa baɗowo taw ko ni watte religion ganduɗa ko warat yimɓe walla ñaha ƴettel naata e ɗo juulte dépose toon bombe wona ɓinguel wona debbo wona mawɗo wona ɗo fof yo maayi te ɓen to warata ɗo ko julɓe warata ɗumen te ɓen mbiya ko julɓe ɓen mbiya ko julɓe tinne ɗe on islam wotana ɗo par ce que enen kam islam enen gandi ko enen jeeyi ko wona islam Afrique Sénégal fof ko ɗo ummi woto neɗɗo fuuton ha nanno on gaddage ko oɗo islam ɗum wona islam ɗum koye sayagal fii nii ci tënk nee na gaa yi xam ni Ousmane Sonko deewu sénégalais yëpp la bëgg xam ne ni instant bii mi ngi ci guute ci wàllum politique mi ngi ci ay jafe-jafe léegi nag sénégalais yëpp la bëgg yóbbaale sacrifier leen mu ne nag képp ku bëggal lu baax Sénégal waroo ànd ak moom mu dolli ci ne leer na ko ni fii ci Fuuta kenn àndul ak moom mais di leen ñaan ngeen bàyyi xel ci xale yi ndax mën nañ leen yóbbaale moom Malick Sall mooy wax ba tey mu ne ndaw yu bari dee nañ Dakar mais jàpp leen ni li ëpp ci ñoom police rayu leen gendarmerie rayu leen mais ay partisans Ousmane Sonko ñoo leen ray mu dolli ci ne ñun jaar nañ ci ndaw di kaas ak yu ni mel mais nañu moytu jeunes yi dugg ci ay mouvement salafiste ak islamiste ndax yu ni mel moo am Mali dañuy sax fekk jigéen ju biir ñu dindi la momb ci turu l'islam noonu itam la ñuy duggee ci ay bërëb di taal ay ndell di rey ay jigéen di rey ay xale ki mag mooy wax ba tey mu ne bu ñu nangu xeetu l'islam boobu noonu bëgg a dugg suñu réew ñoom xeetu l'islam bi ñuy wax du dara lu dul wàllum banditisme ñun kenn duñu jàngal islam ci tënk lii la Malick Sall yëkkati woon ba mu demee woon Matam buñ ko déggee nag muy kàddu yu doy waar te dangereux pour suñu stabilité réew mais lenn rek moo ñu neex ci mbir yi donte li mu wax métti na ñëpp mais dafa am benn mbir boo xamante ni daf ñu rendre fier nekk sénégalais mooy ay pël ñoo ñu envoyé audio bi ne alerte leen sénégalais yi nga xamante ni nii xamuñ ndax duñu nangu ku ñu xaajale te ñu envoyé audio bi yëpp ku ci nekk xamante woo ak sa morom te bu ñu comparé ku ci nekk ni mu tekkee ay kàddoom benn la même kàddu yi lañu wax. li tax loolu neex ñu mooy ñoom nguuru Macky Sall seen campagne gi ñuy mëne ngir manipuler suñu yaay ak suñu papa yi nekk Fuuta du jàll parce que lu ñu wax foofu noonu sa ëllëg sa Sénégal yëpp jot si
donc ñoom bu dee ni ci wàllum xeet lañu bëgg a jaar pour taal Sénégal nañ noppal seen bopp te xam ni seen plan yàqu na yàgg na ñun Sénégal kenn duñu diviser te képp ku koy jéem itam suñu borom dalay toroxal loolu suñu maam Abdou Aziz Sy Dabakh yàlla na yàlla yokki leeram moo ci defoon ay ñaan te ñoom ay nitu baatin lañ seen ñaan du saay ku bëgg a taal Sénégal yàlla daf lay toroxal bala ngaa dee te Malick Sall actuellement loolu moo ko dal torox mënul weesu magum jëmm dem ba am 65 ans juróom benn fukki at ak juróom sa benn tànk mi ngi yoomal xiyam benn mi ngi caadu na nga am ay doom ak i sët xale yu ndaw di la saaga ci internet bi parce que doo wax dëgg kii kan moo ko gën a torox jëmm ji bu suñu borom defoon mu génn àdduna suba seede yëpp benn lay doon benn mooy ku mënoon wax lu dul dëgg la ñaareelu seede bi mooy ku mënoon féewle ay askan la kon kii kan moo ko gën a torox weesuwul nga dem ba France 24 ne ay mbër ñoo doon manifester quelques jours après nga dem Fuuta ne déedéet du ay mbër mais ay terroristes ñoo doon manifester maanaam moom moo fenloo boppam avant sax kenn du ko tontu kii dafa soxla ay ñaan ndax daraay ragal yàlla newul ci moom en tout cas bu dee ni mi ngi julli di woor na dellu tuubaat te xam ne amul benn njeexital ci imaanam. léegi nag li tax ñuy alerter mooy nguuru Macky Sall instant bi ci tànku taal Sénégal la ñu nekk ñun en tout cas ñoo ngi préparé benn vidéo boo xamante nii dañuy revenir leeral naka la France utiliser ay moyens ba taal yi ni dëkk ci Afrique francophone Mali bii ci la bokk ñoom ñoo ko taal ne terroristes ya ko def alors que ñoom ñoo ne ci ginnaaw même pexe yooyu la ñu nekk di tëgg actuellement Sénégal te bu ngeen seetloo ñen ñooy piloté programme boobu noonu mooy ñi yor yenn poste yu mag yi ki ñu dénk wàllum bitim réew ki ñu dénk biir réew mi ak ku ñu dénk wàllum yoon seetlu leen bu baax a baax profil yi bu ñu yeggee sa cappaandaw ga buñ ko tëggee ba mu ñor Aïssata Tall Sall mooy dem France ak ci ay organisation yu mag a mag ne leen Sénégal dafa nekk ci danger dañoo soxla ndimbal intervention Antoine Diome mooy coordonné état de siège bi nga xamante nii mooy tëj bépp sénégalais ne leen terroriste yaa ngi ci biir réew mi dara dootul mel comme avant daal di annuler élection yépp Malick Sall daal di légaliser loolee lépp nag ci wàllum yoon bu ko neexee sax sàkku ci procureur mu tuumaal ay nit ne leen ci ay organisation terroriste la ñu bokk lii la nguuru Macky Sall di waajal. moo tax la fois passée ñu ne tey la ñu war a gën a booloo ñun sénégalais yi pour jàmmarloog noonu Sénégal yi nga xamante nii taal réew mi la ñu bëgg pour ay intérêt purement politique booloo bi nag dàquñ ci sax ñi nekk Benno Bokk Yaakaar te Sénégal ñor leen ñu bëgg réew mi dañ leen di woo ñoom itam ñu rejoindre askan wi ngir ñu préserver image bi ñu ñëpp xamee nañu démissionné ci seeni poste farak askan wi ci li nga xamante ni nguuru Macky Sall ñu ngi koy waajal bu ñu tombé aussi ci piège yu jaxase xeet bi nga xam ni Macky Sall depuis bañ ko fali ci la nekk pour que fu ñu waxee Macky Sall rek ñëpp saaga pël yi alors que tey ñi gën a contre Macky Sall ay pël lañ ñi moom deful dara Fuuta infrastructure ya fa nekk yu ci bëree bëri immigré yi ñoo ko fa def ñoom ñooy dajale seen xaalis tabax ay centre de santé ak ay salle de classe ak yu ñu mel état li jëndiwu leen lu dul bëgg leen utiliser ci wàllum politique te génération bu bees bii nii duñ ko nangu bërki démb ñoom bañ fa demee di fa organiser meeting mais waa Fuuta ci boppam ñoo organiser marche ñoom itam ne leen dañoo doyal ci yéen da ngeen ñoo sacrifier nee nañu Macky Sall dafa wiir ci xeexam fii nii waa kon ñoom yi dañuy dellu ca Fuuta jàppale ko ca xeex ba waaye yéen xanaa Fuuta bokkul ci Sénégal xanaa ñi fi doon marché ak ñi fi doon manifester ndaw Fuuta yi bokk ñu si ñun ñi ngi partout ñoo ci bokk ñoo ci def lépp Macky bu wéetee ñoom la seen ñàkk liggéey seen ñàkk xarañ ak seen ñàkk taxaw mooy waa Fuuta moo leen yóbbee loolu amul lenn loo xamante ne ñun Fuuta am nañ ko fa du l'hôpital bu baax du yoon bu baax du loo xamante ni lii mun nañ ko njëriñu keroog ñu ngi génne lu toll ci koppar 54 milliards ñu ne lan dañuy jàppale mbay mi gone yee ca mbay ma waaye yéen Fuuta moom ku naan Fuuta naan suuf su bëri Fuuta mu ngi naan yambalal bëri suuf àll baa ngi noonu waaw ku naan Fuuta tamit naan dex wa ndox kay du fa jeex bañ a ba ñuy am kii nii naan daane maaye bi ñëpp lu nga koy dégg mooy vallée du fleuve bi foofu mbay fa la fekk baax mbay foofu la yellool waaye déet dañ cee teggi Fuuta ndax lan seen ko kàllaama yi nga xamante ne tàmm nañ ko di ko naxee réew mi naan yaakaar ni foofu noonu am na lépp def nañ fa lépp amuñu dara. On en a marre. On en a marre. Oui. De ces bandits qui sont venus créer le chaos communautaire. image yi nii RTS du ko mës a wan askanu Fuuta ci boppam ñoo doyal ci Macky Sall jeunesse su Fuuta ci boppam ñoo nangootul ku leen di utiliser te amaloo njariñ seen dëkk donc bu ñu nangu xaajale entre xeet bi nga xamante ni nguuru Macky Sall ci la nekk parce que ñoom actuellement loolu kese moo leen dese comme arme xam ne ni dëkk bi yëpp suur nañ leen léegi nag ëllëgu ñu am ngor parce que ñun may nañ leen ñu ne leen yeggali leen 2 ans yi leen dese bu ngeen ci noppee ngeen abal ñu ne ñoom daal faaw ñu taar réew mi balaa ñuy dem lii daañ ci revenir at ci ni mu gën a yaatoo parce que li ñu des ak Macky Sall faaw ñu demee ci ak xel ba ci manifestation yi ñun suñu position mooy nañ ko bàyyi ba ci kanam
parce que ci yooyu lañu bëgg profiter ñoom pour def seeni crime nañ ci bàyyi xel bu baax a baax actuellement buñ leen ko may parce que ci campagne boobu la ñu nekk nañu continuer sensibilisation bi ba sénégalais yépp comprendre li nguuru Macky Sall di waajal pour ëllëg lu mënti xew ñu xam ne ñoom la. Malick Sall moom pour ñu ko xamul bu baax a baax jàpp leen ni yàgg na bokk ci ay Sall Boulot mooy avocat yi nga xamante nii tax nañ jeunes yu bëree bëri yu nekk fac droit bëggatuñ exercer métier bii d'avocat muy liggéey bu noble nag parce que ñu mel ni moom dañ ko dañu yàq métier bi complètement ci ay teg deal ci ay wor ci wax lu dul dëgg seen carrière yëpp lii la. yéen a ngi fàttaliku vidéo bi defoon ci affaire Bati Plus entreprise libanaise boobu nga xam ni dañ doon rawale ay milliards chaque année te kenn xamul woon fu mu doon jëm waa Bati Plus boobu noonu cabinet avocat wu maître Malick Sall moo leen di conseiller ay partenaires lañ parce que moom Malick Sall avocat d'affaires la normalement bi scandale bi amee woon dafa waroon démissionner ndax mënoo nekk juge et partie mënoo nekk ministre bi ñu dénk wàllum yoon te entreprise bi ngay liggéeyal ñu daal di koy cité ci ay luubal mais dafa lànk ne moom du démissionner moo tax bettul kenn lu tax dossier boobu noonu ñu daal di koy classé mujjul fenn parce que moom mooy seen avocat ba noppi nekk ministre bi ñu dénk wàllum yoon noonu la ñu ndëppale dossier bi alors que ñoo ngi doon wax des milliards yoo xamante nii dafa doon rëcc état bu Sénégal chaque année. xam nga kuy jaay sa réew moom tey buñ la gisee ci ay jaxasay xeet ak féewale ak wax lu dul dëgg du bette kenn kii mooy Malick Sall nee nañ moom la ñu dénk wàllum yoon biir Sénégal kon taxaw seetlu bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf